salaam sama gars yi waaw ginnaaw bi ñu leen nuyoo ñu ngi leen di béggee di leen joxaat seen wàccuwaay bu baax a baax di leen dalal fii seen chaîne YouTube bi di Télé Jaxaay di leen dalalaat bu baax ci seen première émission bi di les points de la semaine ma ciy ànd sama xarit sama doomu ndey ma Seck. salaam sama gars yi waaw comme ni ko Paco waxee sama doomu ndey waaw ñu ngi fii ak yéen seen point de la semaine fii si seen YouTube bu mag bi di Télé Jaxaay. waaw comme ni ko gars yi xamee rek suñu concept émission moom mooy dañuy xool les points les plus marquants de la semaine ñu jël ko teg ko ci plateau bi waaw waxtaanee ko te semaine bi moom ku ne xam na ni Korité bi bokk na ci les points les plus marquants moo tax am na ay éléments yu am solo yu ñu leen ci wutal et aussi le retour des classes d'ici le 2 juin. incha allah waaw Paco comme ni ko Paco waxee rek dama bëgg gars yi ñu bàyyi ci xel bu baax a baax comme ni mu ko waxee actualité yi gën a bees boo xoolee chaque jour moom la ñuy génnee lu jëm ci Korité bi ak boo xoolee ouverture classe yi ci lañ jëm nii le 2 bi ñuy wax ba xam dina amam mbaa baax du am xaw ma nag ba xam ci loolu lañ bëgg waxtaanee gars yi Paco. Paco gars yi foofu moom war nañ cee waxtaan ak gars yi yoo xamante ni lu ñuy dégg seen nopp la quoi. lu leer ci loolu noonu ci suñu premier élément ku ne Korité ne téer te ku ne xam na ni macha allah Sénégal am nañu am ci ay téer macha allah ci loolu Cheikh Bilal demaloon nañu différence couture xoolal ñu fa benn élément Cheikh Bilal loo jëlee foofu. waaw comme ni ko Paco waxee rek tey ñu ngi leen ñëwaloon fii si différence couture ñu ngi fi fekk seen patron muy Moustapha Sarr tey dañoo ñëwoon nag Moustapha amoon na benn question muy lan par rapport ak feebar bi xew si dëkk bi corona bi ak problème couvre-feu beeg yooyu noonu yëpp tey jii nii seen liggéey demee wutul noonu quoi di la laaj nan ngay dundee affaire feebar bi ak moment événement bi nii. waaw asalaamaaleykum sama gars yi maa leen siyaar wér-wér ginnaaw mooy sant yàlla julli si yoon de bi sant suñu ñaari waajur sant suñu sëriñ Babacar li nga may laaj dama siy sawaroon tontu quoi parce que instant bi moom corona bi mën naa ne li mu yàq moo ëpp li mu defar daanaka moom liggéeyatuñ daanaka liggéey bi comme ni doon liggéey heure bi da doon fekk clients yi fees bi dell ñaw yi fees dell ñu am problème mais ren gis nga daanaka dañoo doxi woon suñu soxla sax daanaka xool beneen fuñ jaar bu am Korité bi nuñ koy matalee boobu fay wax dëgg yàlla moom lépp dañoo yàqal parce que mun naa ne faranum dara dafa gàtt parce que 20 heures la ñu wax ñu jékki-jékki def ko 21 heures 20 heures 21 heures dafa gaaw presque boo ndogoo pare rek 21 heures jot na kon daanaka moom amul ñu njëriñ ñun dëgg yàlla gaa yi ñoo waroon sóoraale si couvre-feu bi xam ne comme téere dañuy fanaan ñu ne téere ñuy liggéey guddi nañ liggéey fanaan te yem seen place bañ a génn tak seen max garder seen zel boobaa boobu dina baax quoi mais nii baaxut arrangé wuñ da koy wàcc 21 heures dem tëdd sa kër di nelaw bàyyi fi ñëwu jaamuri waaw te boobaa client dañ lay taxaw dëgg yàlla moom couvre moom arrangé wuñ dëgg yàlla. jërëjëf Cheikh Bilal Fall ñu ngi lay nuyu di la siyaar bu baax wax dëgg yàlla élément bi ñu indil am na solo daw na yaram trop wax dëgg yàlla te boo xoolee demal nga ñu si téer bu mag bu ñu naan Moustapha nekk fii si Jaxaay différence couture lañ koy wax na ay kàddu yu am solo si événement bi ni mu ko dundee par rapport ak daaw ak corona bi ak couvre-feu bi boo xoolee dund na ci xamante ni moom mi sax boo xoolee li waxuñu lépp daal maanaam ci kaw gàttal di wax ne nag gars yi il faut tamit ñuy gestu yenn téer yi nga xamante ni xam nga ñoo nekk ci banlieue bi wax dëgg yàlla jàmbaar la te dafa am famille am njaboot di wax ne nag dund nañ ci lu nga xamante ni bon boo xool comme ni ma ko waxee waxuñu lépp quoi waxuñu lépp boo xoolee ñaw yi waroon na daan na gën a ñëweewu ko te tamit dund nañ ci lu nga xamante ni xam nga Paco instant yi tamit askan wi waaw comme ni nga ko waxee rek tey moom ñu wax ko ñu ñaaw ko wax par force dund nañu lu métti parce que ku doon am ay ñaw di fanaan ku fa di tax doot mënatoo fanaan par force day métti sa côté mais sama gis-gis daal ministre bi war na mën a gëstu ñenn ñi nga xamante ni même bu fekkee amuñu licence parce que téyo nekkul ko am licence rek yaay téyo mën nga bañ a am licence te du téyo ngay doon mais war na leen mën a jàppal daal si gàttal man daal loolu laa mën. waaw Paco comme li nga wax noonu wax dëgg yàlla am na solo di wax ni comme li nga wax noonu maanaam yaa ngi ciy wax ministre bi mu gëstu ñi nga xamante ni ñoo nekk ci banlieue toujours parce que banlieue boo xoolee téer yi bari nañ te wax dëgg yàlla ay jàmbaar fa ko tëddee te dañoo am seen njaboot ñafe kenn dimbalewu leen ñoom ñoo liggéey ba amal seen bopp matériel yi xam nga di liggéey ba heure bii bon di wax ne nag gars yi daal comme loolu lañ leen jëlee loon foofu si téer yi wax nañu fa nag wax dëgg yàlla déglu ngeen élément bi déglu ngeen lim ñu développé foofu waaw di wax ne nag sama gars yi kontaan nañ trop foofu mais nag di wax ne nag képp ku wax Korité wax si jeunes yi wax ci askan wi niñ koy dundee as nag demaloon nañu si mbedd bi am yim ñu fa taataanal ñu dem ak as. waaw c'est que gannaaw bu ñu la nuyoo tey ñëwoon nañ fiy Jaxaay ci télé bi dox ci diggante 12B ak 11B defal la reportage ci Korité bi par rapport ak corona bi
comme gars yi ñu koy dundee ren ak daaw quoi lan moo ci am différence. waaw dañuy sant yàlla rek parce que lu suñu borom wàccee la quoi dañ koy nangu sant yàlla mu doon ngëneel quoi korité yëpp daan nañ korité ku ci nekk da ngay dox ba heure bu la neex kon nag korité tey gi yàlla dafa dogal buñ doxee lu mu bari 21 heures ngay arrêté dem tëddi kon dañ koy sante yàlla di ñaan yàlla korité bii di ñëw mu gën ci korité yi jot a jàll yëpp lii fi jot a am nañ sante ko yàlla ñaan yàlla mbas mi jóge fi ci bargal Quran bu ren bii neexul ci man xam ma ci ñeneen parce que nu doon neexee ci man neexeete ko ci man parce que da nga doon génn dem fu la neex mais instant bi doo dem fenn parce que boo génnee tey jii buñ la dogalee buñ la jàppee yaa tooñ parce que dañoo ne restez chez vous man téer laa ñun ñawi doon ñëweetu ko parce que yii day ñëw yii du ñëw. waaw c'est que tey li leen andoon ci seen émission point de la semaine. waaw jërëjëf as ci élément boobu noonu am na solo trop macha allah waaw comme ni ko si waxee rek ku nekk xam na ni Korité gi moom moment wu dox mbokk la woon moment wu baalante ak waaw mais année bi moom lu bëri xañ nañu ko lu mel ci mel ni couvre-feu bi ak corona bi genre mais yàlla baax na. waaw Paco comme ni nga ko waxee man sama yaram dafa daw si jànq bi li mu wax noonu comprendre nga comme li mu wax noonu ne ñoom ni ñu ko doon dundee boo xoolee xale bu jigéen dafa defar ba mu baax mais boo xoolee amul maanaam ni mu waxee moom ni mu ko doon dundee par rapport ak ren ak corona bi nii xam nga par rapport ak comme jamono njëkk yi si yow xam nga li ma bëgg a wax nii xam nga comme gars yi boo xoolee booy jigéen ñi dañoo bëgg sañse te boo xoolee xaw ma make-up temps yi dafa xew boo xoolee xale bu jigéen dafa make-up kanam bi ba mu baax nii boo xoolee te tamit nañ waxante dëgg benn instant tamit xam nga di wax ne nag di ñaan yàlla na fi mbas mi jugee jàmm ak salaam balaa tabaski bi insha allahu rabbi Paco mais amiin insha allah xam naa foofu la ñuy jógee nag dugg ci deuxième point bi muy le retour des classes parce que muy nekk point bu am solo point bu am solo te def nañ ci ay interview yu am solo ci école publique yi comme ci école privée yi ma seet. waaw wax dëgg yàlla daw na yaram dama bëgg gars yi di bàyyi xel yu mel nii gars yi dem nañ ci école yi boo xoolee wax nañ fa tamit boo xoolee musée yi ñu fa fekk wax nañ fa wax yu am solo. daw yaram trop boo xoolee classe yi ba pare ñu ni la 2 bi kat ouverture bi te boo déggee gars yi ñu ngi naan la 2 bi dina am wala du am. comme ça mais ñun daal en tout cas dinañ ci waslu ak wax ci luñ mën Paco boo xoolee. incha allah gis ngeen mu demee tamit. lu leer mais xam naa foofu la ñuy jaaree dem xool yi éléments yi ñëwaat ñu gën a yaatal incha allah. bon ñu ngi nuyu ñëpp d'abord di wax ne yéen a ngi fii école Jaxaay 12B en face de monsieur Sow nga xam ne dafa tenir benn classe examen comme ñëpp ñu nekk ci ouverture boo xamante ni doy na waar trop am na ay mesures tamit yu état bi waxoon ni da koy def pour école yi. en parlant de li ñuy wax comme pompe yeeg yooyu loolu moom am na fi effectif na fi mais mairie bi moo ko def pour lépp li état bi wax moom yëg seegul fii waaw comme par rapport ak disposition yi ni ngeen ko waxee déjà c'est une grande école une école de 12 classes léegi enseignants yëpp seront concernés ñëppay ñëw mais ñun ñi tenir classes yi 2 lañ man ak monsieur Diop on détient des classes allant jusqu'à 140 élèves donc dañ leen war a dispatcher ci 7 salles de classe bu nekk contenir 20 élèves de façon que ku ne dina toog benn table banc léegi 20 yooyu nan la ñuy def ba maîtres yi ñi yorul classe jël leen dañ def benn maître bu ne da nga am ay sous-maîtres par exemple man j'ai 80 élèves dama koy séddale en 4 man ma tenir benn jox yeneen ñetti collègues ku ne benn classe. léegi on aura 7 salles de classe léegi y aura 5 collègues yoo xamante ni ñoom du ñu dugg ci classe yi mais ñoom ñooy gérer biti bi par exemple récréation bi par 15 minutes la 2 récréations parce que horaire yi dafa changer carrément 9h 15h la ñu wax. léegi les élèves vont venir à 8h mais les cours vont démarrer à 9h parce que thermoflash yeeg yooyu ñu utiliser dispositif yi bari li itam ñëw nañ et cetera yëpp a ngi ci école bi en place. léegi troisième question bi boobu moom moo xaw a doy waar quoi parce que xam nga gouvernement bi dafa am loo xam ne théorie la ba mu ëpp mais amul pratique waaw parce que boo gisee ni élèves yi bu ñu génnee fii peut-être suivi bi ñuy am ci école bi est-ce que dinañ ko am ci biti parce que kan moo leen di gunge ba seen kër amul waaw loolu moom lu doy waar la te ñun tamit suñu domaine yeggul foofu ñun dans l'école la yam parce que même nous on est en risque parce que mën nañu dal comme xale te xale mooñ tane ndax xale day nekk vecteur asymptomatique maanaam mën na ko dal te doo ko xam
te mag la gën a garaaw ci moom surtout mag yi nga xam ne dañu yor maladie chronique man mii je suis censé être dispensé parce que je suis asthmatique mënoon naa toog bañ a def mais vu l'engagement affaire yooyu mënu ma bàyyi samay collègues c'est la guerre donc ñun ñëpp ñooy dem plonger comme un soldat de l'éducation mais lu doy waar la mais booy bu ñu ñibbi moom wax dëgg yàlla loolu day doy waar trop tamit question bu ma neex la parce que lu gouvernement bi war a bàyyi xel la parce que paramètre boo maladie bi fi mu toll am na lu ndaw boo ko bàyyee rek ça posera problème. Je me présente, je m'appelle Ousmane Ly, donc directeur de l'institution scolaire Bala Diagne Nar. Donc, conformément donc, aux directives donc, de l'IEF de Sangalkam et du ministère de l'Éducation nationale, par rapport donc, à ce coronavirus, donc, nous avons reçu donc, de notre IEF un certain lot de matériel. Donc, qui consiste donc au gel, 2 bouteilles de gel, je pense, 9 morceaux de savon et 4 bouteilles de coton. Et ensuite, il y a un fût. Donc, et nous, à notre sein, nous avons donc pensé à aménager donc, une salle de classe qui réponde donc aux normes édictées par notre ministère. C'est-à-dire donc, la distanciation entre les élèves, éviter donc la contamination, bien la contagion. Ensuite, donc prendre les mesures barrières, c'est-à-dire donc que chaque élève doit être muni donc de son masque, mais nous n'avons pas encore reçu de masque. Nous n'avons pas encore reçu donc de thermoflash. Donc le minimum que j'ai donc dit, c'est ce que nous avons reçu pour le moment. Donc, mais nous avons aussi annoncé au niveau de l'association des parents que chaque élève doit se munir donc de 3 masques au moins pour pouvoir donc faire face aux activités scolaires donc, et éviter la contagion. Nous pensons donc que vraiment tout ira bien et on le souhaite. Donc on prendra toutes les mesures qui s'imposent pour mettre les élèves dans de très bonnes conditions et éviter donc la contamination. Que ce soit le maître ou bien l'équipe pédagogique chargée donc de veiller pour ce temps donc de scolarité des élèves, nous prendrons toutes les mesures vraiment qui s'imposent pour mettre les élèves dans de très bonnes conditions et pour éviter donc voilà la contagion. C'était donc ça et je pense que nous parviendrons à cela inchallah. waaw sama gars yi comme ni ngeen ko gisee loolu leen jëleloon ci école yi demoon nañ ci école élémentaire bu 12B comme ni ngeen ko gisee dem nañ aussi ci institut Bala Diagne Nar bi nekk fii ci unité 13 bi li nga fa jëlee ñëpp gis nañ ko ndax pour man c'est catastrophique nañu da ngay ubbi ay école ba pare amoo loo joxe lu dul 9 savon benn barigo ak ñaari gel nga wax fas yéene ci dund ci 2 mois presque ci yoo xamante ni xale dañoo war a nekk ak yow amuñu masque amoo thermoflash amoo dara pour man c'est catastrophique et aussi monsieur Sow gis naa mu souligner lu am solo parce que gis naa mu ni gars yi jël nañ tous les mesures mais soo waale xale yi bu ñuy ñibbi ñan ñooy ànd ak ñoom te ay xale yu toog yoo xamante ni toog nañu yàlla gisante wuñu bis ñooñu daje par force dañuy ànd ak tey. waaw kooku gis nga Sénégal man xaw ma ban Sénégal lañ nekk te nee nañ le 2 lañ bëgg a ubbi affaire yi. te boo xool comme ni nga ko waxee. loolu dafa daw yaram quoi ay 9 savon ay. xam nga yaa ma gën a xam loolu tamit kenn xamul lu muy ndiru. après Moussa Sow dafa am wax ju am solo moom moo ñu nekkaloon fee si école 12B bi fii si Jaxaay comprendre nga école élémentaire bi fa ne. wax na fa ay wax yoo xamante ni wax dëgg yàlla dafa assumé waxoon nag daf ko wax parce que li am la wax. comprendre mi ngi toog di expliquer di wax ni carrément gars yi boo xoolee ba ci biir dañuy théorie mais pratiquer wuñ. mais nañ waxante dëgg mais tamit benn instant tamit xam nga nañ xam ni suñuy doom ak suñuy jarbaat ak suñuy xam nga yaa ñoo fay jàngi mais Paco nañu waxante dëgg mais tamit Sénégal gii mooy ban Sénégal la ci boo xoolee côté privé bi Bala Diagne Nar bi liñ fa wax noonu loolu ñu leen jox ay benn bërigo ay benn gel loolu moom sans déconner c'est catastrophique parce que mënuñu gis ni école bii kat ay 22 élèves la d'accord c'est peu mais 22 élèves yoo xamante ni nii yow 2 mois nga war leen continuer mais 9 savon man sax su ma ko jëloon sama gaale 2 mois day fekk mu jeex. li ma déggee 2 savon ñaari gel benn bërigo amoo masque amoo comment dirais-je thermoflash c'est catastrophique quoi. ni ma déggee nga waxee foofu. affaire yi dafa nekk kumba am nday ak kumba amul nday boo xoolee Moussa Sow li mu wax boo xoolee ci biir wax ji nee na seeni matériel yëpp ñëw nañu. comprendre ba ci biir nga déggaat mu waxaat beneen wax boo xamante ni boo xoolee ñaari wax yi sax. mais lan la
mais nu mu demee boo xoolee Balla Diagne ñaar privé la moo tax ñu koy jox ay ñaari zel mais tamit pour man dama ciy wax lenn quoi gis nga mairie gox boobu tamit xaw na sàggan tuuti xaw na seetaan mais boo xoolee yeneen mairie ni ñu koy defee tamit benn instant boo xoolee man ci ngoon gi doxantu naa ci école bi boo xoolee dem naa fa ba ma demee maa ngi fa fekk gars yi naan ay nettoyé nañ école bi def nañ lii affaire yi mais nañ bàyyi théorie yi tey pratiquer sama gars yi mais Sénégal ban Sénégal lañ nekk Paco mooy yoon sax parce que tamit nit jiit boo jiitee ñu bàyyi ñëpp jiital la dangaa war a jiite jaaxaa féetee tëddee jaaxaanaay moo gën ngay jengalu ñii di gis seen bopp ñii duñu gis seen bopp pour man daal il est temps ñu ñëpp ñu solidaire teel a jël affaire yi mettre ko au sérieux après ñu daan mbas mi incha allah mu jógee fi. dëgg la mais gars yi lu neex lu doy xam naa fi lañ koy yemalee ba benn yoon incha allah ma sekk ma bàyyi la nga tàggatoo. waaw di bëggee gars yëpp comme ni nga ko waxee di siyaar bu baax nag wax dëgg yàlla suñu techniciens yi amuñu seen fay. Habib moom wax dëgg yàlla amuñu fayam wax dëgg neex yàlla dañu woon sax bu ko kenn tudd. waaw di bëggee waat ñëpp di wax ni gars yi na ngeen di suivre point de la semaine fii si seen YouTube bu mag bi di teel de jaxaay comprendre waaw man nag mënuma dem te tàgguma sama yenn gars yi nga xamante ni wax dëgg yàlla dañ jàpp si combat bu baax ni ko gars yi di waxee damay dem nag ba Cambérène unité 3 waaw mafia zo kaana bi waaw di si jiital ñii moom moo ma sañseel lii ma sol boo xoolee ba ci biir boo xoolee Zou Alba tamit da si jàpp bu baax a baax ku si mel ni Baye Gumba seen mafia bi daal bu ma limee damay juum ne la nag gars yi nañuy participer si affaire bi di abonné di gërëm ñëpp di sant ñëpp wax dëgg yàlla na fi corona jóge wasalaam. d'accord gars comme ni ko ma see ko waxee rek xam naa ñu tamit dañuy sant gërëm lu ndaw rek di sant di gërëm Daaru Salaam shop bi nekk fii ci diggante 12B ak Cité Gendarmerie waaw ku ci bëgg am na yooyu rafet macha allah moo ñu def nii yu bëri waaw macha allah. di santaale Souleymane waa jàpp na ci émission bi di sant Ameth Diagne di sant waa Kosa gépp di sant waa 12B gépp gars yi di leen sant di leen gërëm di leen jox rendez-vous à bientôt incha allah ci seen chaîne YouTube. waaw kon Masek ba taay incha allah gars yi abonnez-vous